bisimilahi rahmaani rahim yal nañ commencé ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ci alhamdulilahi rabil alamina yéen waa Kër Kaw ñi ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di leen wax ni leen asalaamaaleykum ajaratu Seynabou Ndiéguène mii dafa ñëwoon ndokkeel si yaayam Maam Ndooy ngeen ñëw fekk si yaayam moom fii mu toog moom mi ngi rag-ragi ndax xol bu sedd laaw la cat la ko yaayam waxoon ni ko ña fi ne woon amatuñu fi dara mbooloo ma maa ko yor mu ni naa dem ndokkeeli sama yaay rek ba woote jot ma woote loo ko waaye ndeke yaayam bu yëgoon da ko naan yaay wooteel maa ngi ñëw moom Kër Kaw laaw la cat nag ñu dugg ci liggéey bi ñuy dugg muy préna bi nag te na bu pare na bu yàgg ndigal la doon xaar laaw la cat ndax fu mu war a nooyal rek nooyal na ko kon bu tàllalee loxo ku mu tàllal loxo danga koy wuyu Sapateeg Demba Yoro ñoo ngi yow rek nag ba nëga ni biig ca saalub sëñ Muntaxa ba yow neewoo fii laa féete neewoo fee laa féete ñépp nga am kenn xàmmeewul lu mu doon na bu as gor la ab julit la waaye yéen waa Kër Kaw kat nee nañ leen katiw tiiw ndax nag ku la ni katiw nee ko katiw tiiw ca yéen nee ngeen Seynabou muy katiw ndax su yaayam ni woon nii la ngeen ni ko du nii waaye nag ku yàgg ci ay loxo doo ko yore xam na ko yàgg ngeen a gisu bees gis becci beccal kon bu ngeen gisee ku leen tëyee defe naa di ngeen ko tëyee ca na bu da leen di tëyee kon su dikkee Kër Kaw fekk fi lii ca ni woon ràcc bi da leen di jàppal bis ngeen woote ni mu defal quartier yëpp mu ñëw fekk leen ngeen def nii dani nan ko ràcc nan leen toog rek ràcc ko nag ndax man lii ma gisub ràcc la laaw la cat masàllaa nag mu ni yaayam dafa toll ci ab liggéey moo tax sax ñu gàttal ko nii ndax ñoo ngi jóge biir kër Cheikh dugg taaxi kaw ca danoo jëm Médina Fall kon mbir mi du mën a yàgg waaye buñ sañoon day birale doon kendal te kon nu xam ne du doon ci kër ci biti lay doon te dinañ dellusiwaat nag ñu bëgg nag doom yi goro yi borom kër yi xarit yi préna bi kayit gaa ngi nii ca toogul nag ba yéeg ci lal bi melentaan matt ko muy doog a jóg muy Adja Seynabou Ndiéguène naan yëla bal leen ma ko moom day fëggub lal balaa tëdd a jot kon defe naa bu leen tàllalee loxo yéen waa Kër Kaw tàllal seen doom yi mu daan gisanteel ay loxo ni leen damaa bëgg préna bi ngeen defal ma ci seen carte d'identité ak carte numéro bese yaaboo wi defe naa day yomb ndax ku bëgg a tëdd ak ku bëgg fu ko wéttali ñëw leen tëj buntu bi du leen jaxase te yaakaar naa ni nam ngeen gisanteeg ku defanteeg yéen moom it nam naa gisante ku defanteeg moom kon yal na nu yàlla lafal cat defal ñu ay xéewal muy ñaanal yaayam ji nag yàlla na fi yàgg yàlla na ko yàlla defal xéewal laaw la cat mu ne yaayam ji waru ko naxu ko waxu ko woon ni ko nii laa mel mu ñëw fekk fi ñaari nit mu naa ko dama ko waxul woon kenn kon nee na mi ngi lay ñaanal yàlla fiis yi nga jëm di ko jël yàlla na nga ci gis lu kawe sa njort moom mu gis ko ci ca it nag mu leen di xamal ni nabu ma woon rek bu ko yàlla dogalee ba yi jàll ba li nu bëgg ndax ñun ministre am soxla ah képp nag conseil génne Kër Kaw benn génne kër Cheikh benn dugg taax kaw ci dëkki maamam yi rek ndax nag ki nga xam ne daa doonub seex doon soxna ca kër maamam boole ñu ci buy def boole ñu ci nekk PCA boole ñu ci lu mu am dugal ñu ci di ci dugal suñuy doom muy liggéey di nu yóbbu ñun mag ñii ñuy dem di liggéey di wàcc di am xaalis bu bari nag ku ci egseegul dafa egseegul ci yow waaye mi ngi ci kon laaw la cat waaw laaw la cat ku mu laalagul rek dafa egseegul ci yow waaye mi ngi ci kon Adja Seynabou bu tàllalee loxo ni dama ni bu ma doonee ministre ngeen dooni conseil ñun dañ koy gëm ndax du dem bàyyi ñu du lekk wàcc ñu du am fakk ñu ca it du wax ba pare doog a ñëw ni nu lii laa doon wax kon ñoo ngi leen di ñaanal jàmm di jox nag sunu yaay bu waxtaanee ba pare jox Adja mu tëj mbaa keneen ku mu bëgg mu jox. di kontaan ci sa ñëw bu baax ndax yow politique boolewuñu danoo bokk jiitu lii kon boo waaxoo ñëw Kër Kaw gi fekk say bokk kontaan sama njaboot gi nu nekkal di gune yi nekk kontaan nañu maa ngi lay bàyyi ak ñoom nag ñu yor kàddu gi kontaan naa dégg naa. lay ma ñu waxoon ci sa saal bi ni la jërëjëf ndax dag ñoo indil 1 million ñu fay ko ba mat yàlla def dara ñaawu ci xale yaa ngi nii yàlla nañu yàlla jàppale mboolem jullit ndax chaque jour lii rek dafa neex ay minute lañ ko dégg ñëpp génnandoo kenn mënul nag jaara caw mais jàpp ci Sali Diop jàpp ci ñëpp jàpp ci Kumba Sekk nag moom lu baax rek lay wax nee nañu géwal day defar waaye géwal du yàq ndax am na façon yoo xam ne suñu borom bu la jàppalee nga doon ko ndax ñëpp a mën a wax jamono ji ñëpp xam la ñuy waxit waaye dafa mën a rafetal
maam Jéew jàppaleen Nabou Jaara Caw jàppaleen Nabou ndax seen mbokk la man ko du question mbokk nit ki yëg a dàq alal yàlla suñu borom wàccuñu ndax am na yoo xam ne ñu ngi koy am waaye lu man ci doon tey lii dara dootu ko dindi ci àddina ndax rafet na ba pare lépp nag taan maam Ndoye mi la Ndoye jërëjëf lépp rek yow ndax ku ne xam na ne mbootaay Jaara Caw bi juróom-ñaar fukki nit lañ ak juróom-ñeent ñëpp am nañu ay carte d'identité Jaara Caw moo ñu jiite di président Sali Diop nii mooy trésorier man maa seen secrétaire général man na damaa kontaan ñaari yoon sama doom fii la jóge sëyi Yoof ba mu sëyi Yoof dafa daan jaay cuuraay di wër di jaay cuuraay ne jàppale boppam di ma jàppale ñu toog ba Abdoulaye Diouf Sarr Macky Sall tabak Abdoulaye Diouf Sarr mu dugg ci biiram xañ na xamu ko woon mu di ko jàppale ba mu koy yóbbu ko maak ba mu dem maak amu sa 30 ans dañu commencé biyam ba keroog si jour bi mu war a départ 11h jot biyam ñu ne deetawaay mu yóbbu ko mu nga sa hôpitalu Fann ba di liggéey ki la may gaal nag jox la joo na la napp ji moo la may jën bi te boo amee jën ñii la ci defal papa ma ngi tëdd feebar fi gata juróom waaye ñëw ma kenn xale yaa ngi ne xam ne ñëw ma kenn grâce à Abdoulaye Diouf Sarr woon nag su may jàpp Macky Sall la suñu moom sama doom laay jàppale ndax boo amee 1 million dinaa am 200 000 waa 300 000 te lu mu liggéey maa ko def on na xale yi ngoon ne di ñaanal yàlla yoon wi ñu aw yàlla nañ si yàlla jàppale yàlla bu ñu si gis dara Nabou nag moom li ma ne dañ la namoon rek te gis nañ la namoon nañ la gis nañ la ñu ngi lay xaar di la tàllal loxo dina wax ne ñun tamit ay góor lañu la ñu wax démb la ñu waxoon démb ne moom la ñu wax tey Nabou maam Ndoye mii moo la jàppale démb koor gi dana leen gisoo man def waaye Nabou maay maamam taal soo kunta na man maay maamu Nabou jàppale leen Nabou da la doon oo dafa doon génn barki démb di la woo man ka Nabou ne fa dafa dem dafa am dëj tamit taxaala jàpp kiwam gaañu léegi maam Ndoye di ñu jàppale bu koor ñëwee mu ne maay Nabou maa leen jox su ko jox leen tàndarma tëbal ki ñëw mu ooñu ku ne mu jox la ñetti kilo pomme de ñetti kilo soble grâce à maam Ndoye Fane Ndiaye nga mooy tani basang bi ñu toog Fane Ndiaye moo ñu ko jàppale di ñu jàppale basang na ñun jënd naa leen juróom benn fukki bool su ma ñëwaat dinaa ko andi rek pour ngeen jàpp ba mu dëggal Nabou suñuy jàppale yaa tax ah moo tax ma ne que Nabou njegeen yaa ni jàppale ku nu bereel daanoo lu nu songa man ko yaa ni jàppale Nabou njegeen yaa ni jàppale salaamaaleykum mbooloo mi waa Nabou Ndiéguène ñoo ngi lay nuyu di la fay ñu ngi kontaan ci ñëw bi mais nag fii tey loo fi gis rek yàlla ak sama bàjjen nii la su doon léegi nga egsi mu ni nañu jug génn day fees fi nga toog parce que dama la ko mus a wax ci sa saal ba ne la Nabou mag ñu mel ni mère maam Ndoye mi dañoo jar di jige yaa ngi rappelé wu jour bañ fa tasee lu ñu nekk su ne aywa aw leen fii ñu aw fa xam nga ñu mel noonu nag dañoo jara gestu jara téye sama bàjjen mais mook Aziz Mbaye papay Aziz Mbaye ak yaayam ñoo bokk nday ak baay man mi sama yaay mooy première njëkkeem mais Alaaji Abdou dani ko Nabou Ndiéguène bu ñëwee jàppale leen Nabou man politique gu ma musuñoo am pomme de terre ak soble fii ren sama bàjjen da daan bu ko wàccee laan fii lim koy jox moom par tabaski sama bàjjen day doon mbuus mu dem ca boutique ba jëndaat diwlin jëndi yëfam séddale ñi xale yi xam nga séddale ay yëfam ren la wàcce fii fanweeri mbuus mu ni ko toujours danaan ko man xale yi ku leen sagar rek bëgg naa la toujours yow mi tamit xaw ma egsi na ci yawam de mais danaan Nabou na ñëw ci xale yi bis bu jot danaan Nabou na ñëw ci xale yi mu ni ko Nabou bu ñëwee na ngeen jàppale Nabou heure bu ñëwee na ngeen ko jàppale ndax man politique gu ma ñëw bii nag neex nañu gis nga Kumba Seck mii ku baax la bi ñu toogee xam nga ay diggante amoon na te nit ku ne day wax dëgg mais dañ daan fekk fuñ toog ni dem leen ci Nabou waxtaan ak moom dem leen waxtaan keroog ba ñëwee danga ñoo accueillir ñu wax la li ñu naqari lépp xam nga ba tey jii moo waral mën a gisewaat bii. asalaamaaleykum soxna Nabou ak délégation bi nga àndal tubaarkàlla macha allah dañuy sant yàlla rek di julli ci yonent bi di ñaan ci yàlla lii ñu tàmbali tey yàlla na sax dàkk ndax nag Nabou mii kuy wut fu mu fanaan ak kuy wut ku ko wéttali dafa naa wallaay seede yàlla tëjal bunt bi waru leen a mën a boole. am na ñu ne woon dina ñëw waaye am na ñu bari ñu ne du ñëw kon Ndiéguène boo ñëwee fii sigil suñu sagal suñu dañuy sant yàlla di julli ci yonent bi di la sant di la ñaanal yàlla lii nga sémbu parrainage bi képp koo ci ëppalewul yàlla bala ci kenn ëppale yàlla na nga ci ëppale signature ci barke weer wuñ tedd wii nu dëgmal muy tam xarit yàlla bu la ci kenn ëppi signature ndax yow soo amee rek ñu am tubaarkàlla macha allah Ndiéguène. namm bi sax nag du nammeelu bu yàgg ndax maag yow bi ñu mujjee déggante gisante yàggul dara wante damaa namoon jotaay bi
ndax nag ginnaaw bi ma sante yàlla maa ngi judd ci Seydina Mohamed di sant sama wéeruwaay Mouhamadul Munir mi ma ak sama papa sëñ Abdou Razak mi ma boole ci Alaaji Ahmad Ndiéguène ma ñëw nag samay kër mbokk bopp muy yow mii nga dëkk kër Seyim Ndoye doon sama lépp doon sama bàjjan beneen pàll bi sama wàllu bi yaay nga doon sama maam waa kër sama kër maam Amadou Buri Diouf a ngi nii seen wet këri kaw nag doon sama dëkk xol ndax nu mu doonee sama dëkk xol booba dañoo gañeegul nekk opposition ngeen wooteel ma woote boo xam ni kenn mësu ko fi war a mën a am ndax xam nañu réalité koñ bii ndax soo fi amee ñeenti adjoint maire nekk beneen pàcc muy réew mi ngeen woote fi woote boobu loolu kenn mësu ko fi woon a def ngeen defal ma ko ma ciy gërëmee Maguette Ndiaye sama góor di ci gërëm Abdou Aziz Mbaye général boo xam ne sama xaritu bopp la maag moom ñu bokk lépp ndax nag su ma egsee fii ñoo ma xajal Aziz bés bu nekk ba ma nekkee direct ñu nekk ji door affaire booba matuñu fukki nit ak juróom yu bokk benn salle ji réunion la ma leneen nabu mu ni ma yaay sama mbokk ndax kër Modou Ndiaye sëñ Moustapha Ndiéguène ay njabootam ñoom as Modou maag ñoo ma bokk maam mu ni ma yaay sama sœur yaay sama lépp nañu ànd liggéey Thiès nañu ànd jàppale le président te booba ba léegi mi ngi ci njabootam ngi ci ndax booba ba léegi teggi waleen sànq ngeen xam ni seen doom le ministre Abdou Aziz Mbaye jigéen na lool son excellence le président dafa ko bokk woon si ñi ko gunge woon ba dara dul dara donc maa ngi koy sant su ma ñëwee seen kër gi maa ngi koy sant ji ko gërëm ndax maa ngi moom sotti ci ak def ci la maa ngi Maguette Ndiaye aussi sotti ci la ak def ci maa ngi Ndeye Seck sotti ci ak def la ak ñeneen ak Kumba Seck ji gërëm Kumba Seck ji gërëm Ndeye Seck ji gërëm maam Doy Jaara Thiaw ak maam Diaw ñi xam ne ñooy samay bunt ci yéen ak Sali ak sama law beeg ñëpp ngeen jéggal ma lim bi ndax dinaa juum dinaa mën a lim koo xam ne waru bañ a lim koo xam ne waroon naa ko mën a lim mais tan maam Doy wax la ni man damay sant tamit maag yéen dañoo yàgg ndax nag damay gërëm aussi su ma ñëwee c'est l'occasion le ministre Moustapha Diop ndax moo jëloon ay millions yu takku du benn ay millions yu takku ma ñëw sa salle bi jébbal leen ko woon pour jigéen ñi mën a liggéey ndax son excellence le président de la République ba mu toogee ba léegi dafa xeex ndóol te depuis les indépendances nag Thiès jotul woon jenn jigéen nguur gu nekk jaar na fi mel ni benn jigéen jotul woon a jot lenn ci financement président jël lu takku ne day xeex ndóol ñëw ma indi ko sa salle bi te booba yàggu ak diir dong la mat ñu ci gërëm Moustapha Diop moom ma nekk ministre bi jàppale woon ñu ci pour jigéen ñi xeex ndóol donc booba ba léegi nag donc chemin faisant ñuy ànd te ànd bi dara ñaawu ci peut-être dañuy nuñ koy waxatee réeroo ñàkk a waxtaan rek am wante yéen xam ngeen ni man dama leen a bëgg da ngeen maa bëgg ndax yow da nga daan jóg maam Ndoye dem ba ànd ak man kër Seyib Ndoye bi xam ne ñu ngi koy gañe nga yaama fa njëkk a dugal ne ma am naa fii mais am naa sama kër baay muy kër Seyib Ndoye nga ànd fa ak man te duma ko fàtte te kër Seyib Ndoye jour bañ fa njëkkee dem borom dëkk ba fekk ñu doon élection ñu ànd fa man le ministre Augustin Tine Abdou Mbow borom dëkk ba muy bàyyi daam ne ma fi benn carte la réew mi lañ koy joxe ma ne ko waa baax na yàlla électrification ñëw fi ñu am problème courant wax ko ma dem si ministre Aly Ngouille Ndiaye mu defar ko si saa si boobu la nekk ministre de l'énergie ñu wëlbati ko ne ma benn carte bu noonu réew mi benn carte artel te boobu ba léegi Ndoye naxoo leen ñu te loolu laa leen jàppee boobu ba léegi kër Seyim Ndoye say mbokk bopp xam ni mbokk Aziz Mbaye lañu mbokk Maguette Ndiaye lañu ndax mbokku dëkk bi lañu jóg boobu ba léegi di jàppale son excellence yéen combat bii jëloo leen ci ndaare combat bii bañ ko songee li ñu naan dañoo songu daanandoog yéen Ndiaye ndax boobu ba léegi yéen a ngi jàppale maa ngi lay sant ji la gërëm xam ni nag fii sama kër ndax nag woote fii si kër si dëkk bii maa la gën a xam ni yombul ndax ba ñuy waxee fii ci parrainage lañ leen ko yónnee bu yàgg donc ngeen toog boobu ba léegi nga ni ma jarul sax ngeen di ñëw ndax yëf yi man APR la jour vote bi man maa ngi rappelé wu dégg naa sab chaise nga teg fii jéeg ji nga dugg këroo ko jóg leen dem wote ji jóg leen dem jàppale ji Seynabou Ndiéguène te loolu mënoon na la ci wane fekk mënoon nga di sa wàllu wéy na ndax wane engagement ak dëggu man kenn du ma la gënal Ndoye yow sama yaay nga sama xarit wa kenn du ma gënal Fat Ndiaye kenn du ma gënal Ndeye Seck kenn du ma gumal Kumba Seck kenn du ma gënal Salek Diarra Thiaw kenn am naa leen te dootuma leen ñàkk am naa leen te dootuma leen ñàkk musuma leen a ñàkk te duma leen ñàkk ba faaw ndax su dul politique bi rek suñu paree doxal wàllum Alaaji Ahmad Ndiéguène allahumma salli ala Seydina Mohamed. Une responsable APR, présidente du conseil d'administration du Petit Train Bleu.
ñu bëgg nga wax ñu sa teewaay fii nga xamante ne mooy les quartiers Kër Kaw ak Kër. salaamaaleykum maa ngi lay remercier Omar tey nag lu taxoon ñu gont mooy ñëw ñu wut ay parrain donc lii thème d'actualité mooy le parrainage donc ñun ñu ñëw nemmeekuwaat ci sunu njaboot yi jéem a waxtaan ak ñoom xam ni son excellence le président de la république dafa soxla ku ko parrainer donc te xam nañu Thiès du ci jën daare ndax combat bu mës a am Thiès a été à l'avant-garde du combat donc moo taxoon tey ñu gont ñi ngi woon taaxi kaw tey ñi ngi nii Kawsara maa ngi nii damay continuer dem Madina Fall donc pour que ñu mën a waxtaan ak askan wi fiche yi naam jotoon nañ ko bu yàgg depuis la semaine passée pour que ñu mën a continuer remplir ma ñëwaatoon saafunteeg ñoom nuyu leen wax leen ni daal fi mu nekk ni luy jot na parrainage ñoo jot te ñun maag ñoom nee naa leen du parrainage rek la ñu du activité boo xam ni dafay taxaw léegi rek ñu pare ci parrainage dañuy continuer nañu demoon depuis pratiquement 2008 bi ñu ànd ak son excellence le président moom ñii di ma ci gunge donc boobu ba léegi dañuy continuer ba campagne ñaat ba mu gagné mois de février bi prochain au premier tour te ñoom takku nañu ñun waa Thiès pare nañu aussi pour que ñoom ñëpp jóg jëlaat suñuy voix non seulement parrainer le président suñ ca jógee voté laat ko jox ko une majorité confortable. également ma ne defoon nga rappel historique ci teewaay yi Aziz Mbaye ci li nga xamante ne mooy liggéey bi ngeen daan liggéey pour jox Macky Sall nguuru Sénégal bi ñu mel est-ce que mën nga see ñëwaat ak taxawaay bi ñu am fi ñu toll nii ci parrainage bi. waaw xam nga li ma la wax doomu Thiès yi bëri woon na ci lool tey fi ma ñëw nii kër ñoom Abdou Aziz Mbaye le ministre général Abdou Aziz Mbaye la fii tey tamit kër ñoom Maguette Ndiaye la ñoom ñoo ma boole woon nag ñii ba ñu nekkee opposition ndax tamit xam ne général ak Maguette seeni famille dañoo njëkk mës a taxaw ndax xam nañu ñoom si dispositif APR ñi àndoon song daan ca la ñu bokkoon donc boobu ba léegi nag seen njaboot gi ngi taxaw boobu ba léegi ji ma accompagner ndax te lépp maa ngi ciy santé Aziz daf leen ne maa ngi Dakar sëy na boo ngi Thiès bien que maa ngi def ay activités yu bëri mi ngi def ay activités sociales mi ngi def yu bëri kër Modou Ndiaye fii ak faneen si Thiès di ko jaaree si loxo sama góor Maguette Ndiaye mais mu di leen jàppale leen jigéen ngeen ànd leen ak Seynabou te boobu ba léegi maa ngi ciy sant Mame Ndoye sant ci Awa Ba sant ci Diarra Thiaw sant ci Ndeye Seck sant ci Mame Diop sant ci Awa Kumba Seck ak ñëpp ak Sali ak njaboot gépp bi ñu àndal ndax boobu ba léegi kenn bàyyiwul te Mame Ndoye nag wéetul tax wéetuñu leen parrainage bi ay feuilles pare na bu yàgg ndax bañ ko yónnee la ne luy président di def rek maay njëkkaleebu te boobu ba léegi tey damaa ñëwoon rek une visite de courtoisie ndax tabaski ji ba léegi damaa gisante waatul ak ñoom di wër di remobiliser les troupes aussi ne leen fi mu toll nii dañuy parrainer wan ni gars ñi fi nekk ni duñu seen morom te fii nag ma ñëw je l'ai choisi à dessein parce que fii xam nañu lan moo fi nekk ndax fu ñaari adjoint au maire réew mi dëkk ñett dëkkandoo même matul 1 kilomètre carré ñu dëkkandoo fa dañ leen di wan ni amatuñ fi dara te ba ñu voté ak ñoom tamit dañ leen a daan si kër gi dañu leen di wan ni amatuñ fi dara fii son excellence le président de la République la jigéen ñëpp jóg ne moom la ñu wax ndax moom ci ndimbal gi si PUDC bi moom si bourse familiale yi donc moom aussi si financement yi parce que depuis les indépendances jigéen mosul woon jot kii te mooy autonomisation de la femme xeex ndóol te son excellence a été possible grâce à son excellence le président de la République. alors présidente bu ñu dégg département Thiès plus de 130 000 signatures la leen Macky Sall laaj est-ce que jàpp ngeen li ni mel bu na sotti laata sax dara bi di jot. ñun suñu newoon suba ñëw leen déposer ñun ñëpp ñu ñëw déposer pare nañu ñun benn bés parce que suñu njaboot gi tamit tëggu ñëw ba nekk parrainage rek di ñëw si ñoom ñi nekk dans le département mooy le ministre Augustin Tine les maires yi nekk département Thiès ñoom ñëpp pare nañu ñoom Mamadou Thiaw bu Tasset Momar Ciss Talla Diagne ñoom ñëpp Ndiassé kenn Mamadou Mbaye Dione ñoom ñëpp pare nañu bu yàgg tey suñu ne woon léegi nii tey Thiès suba ngeen déposé ñun Thiès pare nañu. alors li ñu nekk toujours wax ko remobiliser les troupes pour préparer dem ci présidentielle bi pour joxaat Macky Sall ndam lan ngay wax tey lan moo leen appel bu seen bu jigéen ci responsable APR comme Benno Bokk Yaakaar. comme je l'ai toujours fait appel à l'unité ndax nag suñu àndul du yomb ndax dëkk bu juróom-ñaari candidat wala juróomi candidat à la candidature nekk ñun waruñu dul appel à l'unité parce que son excellence le président Thiès bëgg nañ ko lim fi am benn parti au pouvoir mosu ko fi am jógee 7000
wëlbati ko egg si 41 ki ne woon moom dëkk bi ñu duma ko ba amul député benn député mu nekk tête de liste ñu duma ko directeur yëpp ñu rafale ko alliance Benno Bokk Yaakaar jël ko xam nga ni soo nee yaay borom dëkk ba yaa ngi nax sa bopp donc te ni mënuñu lu dul tamit réitéré waat ko parrainé waat ak doole gagné waat ak doole incha allahu rabi. nga fàttali ñu tur bi. Badara Mbaye. fi ñu nekk nii fan la. marché Ngelaw. marché Ngelaw. marché Ngelaw. alors très bien mel ni jot ngeen ànd def benn visite ak Seynabou Ndiéguène des responsables politiques tey ci jafe-jafe marché yi ak seen nekkin ak taxawaay bi ngeen fi am ñu bëgg rek nga àddu ci li ni mel. waaw tey ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant ñi fi toog ñëpp Seynabou Ndiéguène dañoo seet woon tey ci marché bi ñu ànd ak moom dugg na ci marché bi gis na li fi nekk te doomu gox bi la te ñun amuñu lu marché bi bi mu ñëwee li ne ci marché bi gis na ko dox na tànkam gis na xool na ak bëtam ndax ñëw na fi xool na gis na am na li fi ne ci moom kenn wax ko ndax dugg na fi ànd nañ fekk moom mu ñëw wër waaye comme ni ma ko waxee rek moom li politiciens yëpp def la def ñi nga am ci moom yaakaar nag di ko tàllal suñu loxo ci lim fi gis ndax comme li ñu koy waxee mooy politiciens yi ñëpp fi ñëw ku ñëw da ngay wër def ni nga def dem moom nag ñëw na am nañ ci yaakaar yàlla bu yàlla tase yaakaar loolu la amuñ ay kàddu yuñ ci sànni. jafe-jafe yi gën a tar ci marché Ngelaw yan la. période bii comme heure bi fi ñëw surtout guddi boo fi ñëwee daanaka da ngay xam ni problème éclairage bi des na lu bëree loolu bi mu ñëwee moom daanaka loolu gis na ko ndax ànd na ak moom wan ko ay secteurs yoo xam ne bii bu guddi gi xaajee ay lampe du fi tàkk fii ne boo dee xool poto yi wër marché bi bari na poto yoo xam tàkkul kon problème éclairage ñun li ñu gën a jooy ci la bokk. problème éclairage dina gën a jooy ci marché bi ci la bokk problème mu ndox am nañ ko problème mbalit dañ koy am ndax loolu moom marché ñoo ànd mais dañ ko am kon yooyu nekk na yoo xam te ne bii moom am na ay bëgg-bëgg yu mu ci bëgg pour defal ñu ko ñu ngi mooy comme ni ma la waxee yàlla na ci yàlla dimbali ba mu taxawaayam bi mu ci am ak li mu bëgg te yéene ko suñu borom jàppale ko ci ndax Olof Ndiaye dafa naan jàmbaaram ku yàlla dimbali am yàlla ko yàlla dimbali ba li mu yéene mu def ko. voilà Seynabou Ndiéguène PCA bu Petite Triangle responsable politique APR mu mel ni tey def tournée ci biir zone nord ñu spécifié ko ci yenn quartiers yi ak yenn bases yi ñu bëgg rek nga ñëwaat ci visite bi nga def ci marché Ngelaw. jërëjëf Omar donc tey pratiquement moi je suis sans voix ndax nag ñoo xam ne dañuy jóg ci daan seen doole ji fay juuti doo am ay droit yoo xam ne am nañ ko. mooy si vivre dans un environnement salubre yooyu yëpp amuñu ko man bi may ñëw dañoo doon ñëw ji dugg si rek waxtaan ak ñoom saa fonte ak ñoom donc seet seeni li ñuy dund li ñuy jànkoonte parce que am na ci loo xam ne suñu toogee dans nos bureaux cousus duñu ñëw ji leen nemmeeku duñu xam li ñuy dund te man li ma fi gis nii tey dama yéem parce que nag bi ñuy dugg si mbaar mu mag bi sax dañoo jékki-jékki ne am na ci côté yoo xam ne duñu ma fi jaare ndax jaan dafay génn yàggul ci biir marché bi actuellement problème mu mbalit mi nit ñi su tawee jigéen ñi duñu mën a jaay problème mu courant am fi problème mu mbalit am fi problème yëpp alors que ñu ngi fay seen juuti xam ni li compétence transférée la maire yi ñoo waroon leen a jël en charge mais malheureusement defuñu ko donc moo tax ma ni leen opposition dafa yàgg donc opposition nguur na ngay jéem a waxtaan ak moom ba xam ni tey kan nekk ci boppum réew ma xam ni moo la yilif tey lu am na ci pouvoir yoo xam ni mën na ci sukkandiku ba jàppale leen parce que ñoo xam ni ak fi mu toll nii ñin ñaa ngi jël gaal yi nit ñaa ngi nekk ci leneen ak leneen ñoom amuñu lu dul fas jom toog ne dañuy liggéey toog seen dëkk donc waruñu lu dul un devoir mooy du lenn lu dul jàppale leen parce que tey lii ñu dugg nii man sama xol dafa wow yàlla xam na ko parce que lii ñu gis fii tey te boobu ba léegi lu ñu war a ñoom fay si taxe fay nañ ko mais ñu bàyyi leen nii marché Ngelaw ba amoon yaa 30 ans 40 ans ba léegi dara bougé wu ci te dafa yokk ndax nit ñi dañoo yokk donc actuellement nit ñi dañoo jaaxle parce que lii nit kenn xalaatul woon ni nit dina dund si conditions yi ak surtout ñu fiy xëy suba ba guddi jot ndax fii la ñuy daanee seen doole suba ba guddi jot fii la ñuy fasee jom donc nag il est grand temps waxtaan nañu échangé nañu nee nañu ndox mi ñoom dem nañu ba fay ko ndax depuis 1993 seen jàkka ji ak toilette yi ak yeneen ndox amu 93 amu fi
donc loolu trop c'est trop ak yeneen ak yeneen ak yeneen fi ñu toogoon ñun sànq ji waxtaan da ngay gis mbalit mi war ñu te loolu ñoom duñu nekk en bonne santé sax donc su neexee yàlla amuñu habitude di dige ndax dañuy ñaan yàlla lu ñu wax def ko ndax nee naa leen su dul politique bi su jeexee sax te ala kulwaali day jeex ndax léppay jeex ndax parti au pouvoir ñun dañuy ñaan yàlla amaat second mandat wëlbatikuwaat eggale suñu mbëbët ci Sénégal mais su politique bi demoon ba jeex fii ak fanweeri at donc ñun dañuy nekkandoo Thiès gi encore nekk fii entre fii kër taaxi kaw ni ma ko waxee sànq këri kaw ak kër Alaaji Ahmad Ndiéguène en jet de pierre ndax maak ñoom ñoo dëkk sama man seen njaboot laa ñoom it sama njaboot lañ ndax njabootuk sëñ Muniru lañu aussi donc su neexee yàlla kóllëre googu la ñu fasante donc incha allahu rabbi je vais demander à son excellence le président de la république ak service yi ci nekk yépp ñu jéem jàppale ma ci marché bi tax man tamit awma lu dul ñoom ñii te ba may wax waxu parrainage yàlla xam na ko parce que démb lañ fa indi ñuy waxtaan bi ñuy waxtaan ñu ne ñun dañ leen a bëgg a jàppale ma ne ko incha allahu rabbi dinaa jóg ñëw seet si leen mais ba ma jógee tamit nag xaw moon nag conditions yi laay feer mais incha allah luñ ci man rek dinaa ko ci def ci am ndax kóllëre gi ñu yàlla boole ñu fas ko luñ ci man rek fu ma sama baat eggale dinaa ko fa eggale ba lu ci bëri woonu xaw ma ne dinañ mën a saafaraal lépp mais lu ci bëri rek incha allah dinañ ciy def jóge si barke Nabi Moustapha mu sëñ Cheikh Ndigal Fall borom Sam Fall moom laay waxtaanal mu doon sama femme leader nekk kër Cheikh ji fa si parrainage bi ji fa am liggéey bu am solo mook soxna Fatou Touré ba ñuy wax barki dem mu ni ma Nabou mu ne ma marché bee rek la am ndax marché bee ci lay nekk depuis des années sama gorom maam Ajara Fay nekkoon fekk ñeneen ak ñeneen boobu ba léegi depuis une trentaine d'années ma nekk sa marché bi dama bëgg nga exil ma si marché bi ma waxtaan ak waa marché bi ndax tamit man dama bëgg lu may nekk rek ñoom it ñu nekk ci donc ma koy sant ji ko gërëm si initiative bi je vous remercie